monsieur le ministre tey nag dañu ñëw pour càmbar budget bi nga xamante ni mooy war a doxal mbirum intérieur muy sécurité élection ak li nga xamante ni yëpp aaju na ci yu mel noonu mu toll ci 149 milliards francs CFA yu topp daaw 129 milliards la woon yu topptal moom augmentation 19 milliards 600 yu topp monsieur le ministre mu di bis boo xam ni gis nañ ci programme bi nga xamante ni joxoon nga na ko par rapport bi nga xam moom la ñu lire mu am si yoo xamante ni defoon nañ ko si bis 2020 boo xam ne ñu ngi ko woote woon ngir mu waroon a doxal yenn yi te gis nañ si ay manquement bi ñu la ko laajee am na yaa ngi jéem a sax wax di jéem a wane mais li nga wane ak li nga wax si dossier bi bokkul ak li am si terrain bi ndax am na yoo xam ni def nga ko si ci li nga xam mooy dossier bi te loolu mi ngi woon ci Aly Ngouille Ndiaye moo ko fi defoon bàyyi ko loolu dafay am loo xamante ni rek chaque jour que da ngay jël programme boo xamante ni fekkoon nga fi mu pare nga bëgg koo def ci li nga xam mooy sa programme loolu moom jàpp naa ni il faut nga xoolaat loolu. monsieur le ministre dama am ñett ba ñeenti question yoo xamante war naa la ko laaj benn bu njëkk bi le problème élection yi ñu jëm le 23 janvier 2022 monsieur le ministre ak recours yi nga xamante nii yow si jëm bopp jox nga préfet yi ndigal ak sous-préfet yi pour ñu attaquer li nga xamante ni mooy décision de justice bi nga xamante ni opposition bi dugaloon na ay recours cour de li nga xam ne mooy cour de compte jox leen cour d'appel jox leen li nga xam ne mooy dëgg yow nga taxaw ni il faut que nga dindi loolu lan loolu mooy ka waral ndax jàpp naa réewum normal en tant que ministre de l'Intérieur waruloo jox ndigal ay préfet ak ay sous-préfet ngir ñu attaquer décision de justice loolu d'accord ma si monsieur le ministre le plan Orsec bi nga xam ne da nga ko déclaré woon y a 27,5 milliards francs CFA nga dem Kër Massar nga jóge fa ma wax ak yow téléphone ni la ñëwul Touba nga ne amoo sañ sa ñëw Touba ndax président la joxagu la ndigal nga ñëw Touba digg fa ay digg yu tooy xëpp ba fi may wax ak yow plan Orsec juróom-ñetti fukki car maanaam pompe maanaam li naan moto car pompe yi automanque yi moo ñëw Touba te ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye bi mu fi nekkee bi ñu déclaré plan Orsec indi na li toll si 300 yi nga xamante ne mooy moto pompe yi auto pompe ba pare daf leen a manqual seen i ndox ba pare sotti leen suuf ba pare jox leen ay matelas bëgg naa plan Orsec bi nga bloqué pour Touba nga wax ban problème nga am diggante ak waa Touba parce que waa Touba son nañ coono boo xamante ni jàppoon naa ni le président de la République joxoon ndigal ci Touba war nga ko joxe mais seet nañ ni yaakaar bi ñu amoon ci yow li nga wax en tant que talibé mais wax dëgg yàlla Aly Ngouille Ndiaye moo la gën a jege population bu Touba. monsieur le ministre li nga xamante ni moo jëm ci mbirum commissariat bu Touba fi may wax ak yow nii may wax ak yow nii amuñu groupe électricien bu courant coupé duñ liggéey dañoo manqué équipement dañoo manqué ay moyens même essence sax dañu am ay problème monsieur le ministre lu jëm si commissariat bu Mbacké fii may wax ak yow depuis 2020 2021 bii nii waxoon ngeen da ngeen def commissariat boobu mais France daal la xëddeen monsieur le ministre en 2019 le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñëwoon na Mbacké dem ci sancaan yi mu waxoon dana leen def deuxième commissariat bu Mbacké fii may wax ak yow dara amu si te ku ne xam na ne sécurité bi nga xamante ni manqué na ko au niveau du département bi ñi nga xam ñooy jëf ñaawteef yëpp ci côté boobu la ñu duggee pour ñëw kon jàpp naa ni loolu war nga xoolaat bu baax a baax xaalis bi lay dugal ak foo nga xam foo nga koy dugal monsieur le ministre lu jëm ci mbirum Sénat ñu jox ko 3 milliards virgule 394 millions te Sénat boobu amul benn njëriñ li nga xam mooy population te ña fa nekk dañoo retraité bëgg nañ ñu wax si loolu monsieur le ministre augmentation li nga xam mooy gouvernance électorale daaw 2019 2020 joxoon na leen augmentation 5 milliards francs CFA ñu ne ay carte d'identité la leen jox ren jox na leen 10 milliards francs CFA ñu ne ay carte d'identité la ñuy joxewaat loolu bëgg na augmentation nga leeru ko askan te carte d'identité yi nga xamante ni monsieur le ministre ñu ngi koy def ak carte électeur yi population bi soxla nañ ko du jotagun si kon loolu tamit bëgg nañ si indi ay leeral boo xoolee li nga xam moo jëm ci mbirum opposition bi nga xam ñu ngi leen traité li nga xamante ni monsieur le ministre war nga see wax mooy normal ascenseur de l'État bu ñu koy jox dañ ko war a jox ku neutre mais waruñu ko jox koo xam dafa bokk si nguur gi bokk si parti politique te ki ngeen ko jox dafa bokk Benno Bokk Yaakaar
di topp ñi nga xam mooy opposition bi loolu bu dee fekkente ni moral may na leen ko te wur leen ko may ndax loolu rafetul sérieux dem na ba CDC bi nga xamante ni sama xarit Cheikh Ba moo ko yore nit ki mënoo di déposer caution yow si boppam est-ce que caution boobu ñu déposer sax est-ce que yow jëloo ko dem de campagne benn boo ko yaakaar dafa am loo xamante ni ci situation bi ci ngirum Macky Sall kese la ñu gis li nga xam ne ñoom ngeen doxale réew ñu di ko doxale il faut que ngeen bàyyi ñi nga xam borom mi xam-xam lan te bokkuñ si benn parti moom ñu mën di diriger ndax CDC mënul dafa déposer xaalis boo xam ne day def ay caution pour def élection ki nga xam moo war yore xaalis boobu noonu war a def transparence moom mu jóg foofu dem di wut candidat est-ce que xaalis bi ñuy déposé opposition bi du moom da ngay dem campagne par doog a ñëw rembourser ko loolu war nañ see seetaan ndax jàpp naa ni am na loo xamante ni ñun fi ñu toll yéen da ngeen di jàll am na ko la fi remplacé woon am na ko fi remplacé li la fa di sa bëriwul fii ak 2 semaines da nga fiy jógee mais li am solo mooy organisation élection yi bëgg nañ ko bëgg nañ tamit xam élection locale yi ak élection départementale yi ak élection yi nga xamante ne mooy législative yi ñu xam ba xam est-ce que dana am wala du am ba pare monsieur le ministre Assemblée nationale 165 députés la war doon 164 moo fi nekk war nañu def élection gudum ndax loi bi ak constitution dafa wax ni bu fekkee am na xam ne député yoo xam ne dañoo faatu amul ko leen remplacer dañoo war def élection parcelle te fii may wax ak yow am na élection parcelle boo xam war naa am boo xam ne war naa am ndax Mariama Ndiaye bi faatu woon kenn remplacé wu ko amuñu suppléant amuñu titulaire kon war nañu def élection foofu na parcelle ndax loolu la xam moom loi bi ma la constitution ma je vous remercie